Subhanallah walhamdulillah la ilaha. Alors mbokk téléspectateurs yéen ñi nga xam ne yéen a safo di seetaan la zone 7 TV ba tey ñu wëy ak yéen si suñu reportage bi ñu amaloon si suba mooy wëy ba heure bi alors moment bi nag ñoo ngi fii ci Yoff Apix wetu CM Yoff alors ñu ñëwoon jël si impression quelques personnes yi nga xam ne dañu nekk fii ci seeni dal alors ñu toog ak suñu tata suñu yaay tata May ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ziar leen te wax ñu lan mooy xalaatam ci appelu ren bi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi laay mu tedd mi di kontaan ci laaj yi torop kontaan nañu ci zone 7 TV di leen ñaanal yal na nekk télé bu gën a mag ci télé yi ci barki Baay Laay war may Seydina Issa appel bi nag ndax 2 ans mu ngi nii appelu nu dañuy bëggee rek dëgg fa neex yàlla dañuy bëggee parce que ñun amuñu lu dul Baay Laay gëmuñu ku dul Baay Laay moo woote ca màkk démb ñuul xees ñëwaat fii woote ci saw bi ñu gëm ko dëggal ko lool gëm Baay Laay gëm dëggal Seydina Issa Ruuxu Laay kontaan nanu appel bi neex na macha allah waxtaan bi neex na yor bi neex na ngor neex na lépp neex nañ waaw dara manqué wul daal appel nañ ko si bisimilahi rahmaani rahim ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ci barki Baay Laay war may Seydina Issa. macha allah mu doon kàddu yu dëgg kàddu yu rafet alors tata May ba tey ñuy woyal ak yow di la laaj rek tey nan nga gisee bés bi ak itam bi nga duggee jàmmalaay vu que gëj nga fa am na 2 ans lan nga yëg ci sa biir xol. ak kontaan rek kontaan trop ndax dañu gëj appel ak xol tooy fees daal fees na sikar si neex na gis nañ mobilisation bi macha allah ñëpp ñëw nañ ñëpp uyu si nañ woote bi waaw ñëpp uyu si nañu woote bi kontaan nañu daal waaw. d'accord donc tata May ba tey ñuy woy ak yow di la laaj bi di 2022 di 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye ñu def ko son Chérif Abdoulahi mi nga xam ne moo nekkoon suñu xalifa ñu lay laaj tey bés bi nan nga ko dundee son Chérif Abdoulahi. métti rek maam métti rek mais di doyloo yàlla rek waaw di doyloo yàlla. dëkkuñu fi dañuy root ku sa ndaal fees nga ñibbi nga dellu Chérif Abdoulaye dañu koy jooy ba tey noppeeguñu métti na torop appel sans Chérif Abdoulaye tey moom xol yëpp tooy nañu dëgg fa neex yàlla ba ma duggee jàmmalaay man mii sax am na loo xam ne yëg naa ko dëgg fa neex yàlla ndax appel sans Chérif Abdoulaye nekkul loo xam ne lu neex la mais nag sant yàlla bu wóor sant yàlla waaw. d'accord donc appel son Chérif Abdoulahi doon lu metti temps May ñu lay laaj rek tey ñi nga xam ne ñëw nañu wuyu si woote bi lan nga leen di dénk pour bu ñuy dem ñuy mën ko yóbbaale. nu gën a góorgóorlu rek gën a yéesal seen ngëm ci Baay Laay ndax Baay Laay mooy ku tedd ki Baay Laay amul maas mooy ku tedd ki moo woote démb woote tey nu gëm ko dëggal ko loolu kese laa am lu may wax. yonen nga ay waay yonen nga Baay Laay yonen la layla ilala yonen nga ay waay yonen nga Baay Laay yonen nga layla ilala yonen nga Baay Laay yonen nga layla ilala yonen nga Baay Laay yonen nga layla ilala gëm na no Baay woote nga gëm na no Baay Laay yonen ba layla
ba tey ñuy wéyal ak suñu reportage bi nga xam ne ñu ngi ko tàmbalee ci suba fële ca jàmmalaay ba heure bi ñu ngi ci te ba tey noppeeguñu alors maa ngi leen di fàttali ne leen ñoo ngi fii Yoff Apix ñëw si suñu kër mag suñu kër xarit di ma jigéen alors ñu ñëwoon pour jël impression wu nit ñi fi nekk ñu commencé nag par suñu yaay suñu xarit di ko tàllal suñu micro di ko bàyyi mu présenté wu te di ko wax nan la gisee appelu ren bi yaay booy ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Laay Mokhtar waa zone 7 TV bisimilah dal leen ak jàmm fii si Yoff Jàmmalaay Apix ñu ngi leen di dalal di leen ndokkale ci bés bi si oote bu rëy bi di oote Maam Baye Laay alayhi salaatu wa salaam moo ne woon aji boo daaye laay fii si Yoff ñu di ko feete ay at yu bari sa sunu ay maam si sunu yaay ba si ñun ñi ñuy ñaan yàlla defal ñu jàmm ñu yàgg di ko def ay at yu bare ah appel bi nag jaamu yàlla la ak ndokkalante mbokkoo bennoo ñuy ñaanal nag suñu xalif général bi fi jóge muy suñu baay Abdoulaye Thiaw Laye ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla xare ko àjjanatu firdawsi wàcce yërmande ci kawam di ñaanal itam suñu xalif bi fi toog di maam Doudou Laye Doudou Mokhtar yàlla na ko yàlla may wér oyofal yen bi ñu gunge ko ba mu yóbbu oote ba fa ñu ko bëgg ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm di sant laayeen yëpp di sant diine ji di sant it ëttu kër diine yëpp nag ndax Sénégal yàlla dafa def ñun ñëpp benn lañu sunu bésu tey bii ñu ngi siy ndokkeel ëttu kër diine yi di si ndokkeel sunu mbokk waa église bi ñu ngi leen siy ndokkeel ndax bés bi seen bés la ñu ngi leen siy ndokkeel di ñaan jàmm nag si réew mi yàlla na yàlla def jàmm si Sénégal def ko si àddina bi yëpp yàlla def fi jàmm defal ñu xéewali saawaan baawaan yàlla def benn jàngoro bañati fee am wérgu yaram ak jàmm mbokkoo bennoo nekk benn loolu lay ñaan yàlla nañu ko yàlla defal barke Seydina Muhammad Maam Baye Laay alayhi salaam may sant nag di ñaanal suñu goro bi nga xam ne moom la ñu ñëw ci dalam dal fi muy Al Assane Laay di sunu goro di denc sunu doom ma jigéen Laay Mokhtar Yadd di doomi Adama Cissé sama mag ji toog maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp barke Maam Baye Laay alayhi salaam maa ngi yemale fii samay kàddu ba beneen seen télé bii yàlla nañu dund ba di ko dégg ci àddina bi yëpp monde diaspora bi ñu di leen dégg ca kaw ca kanam barke Maam Baye Laay alayhi salaam waa kay wasalaam jërëjëf. jaajëf yaay booy mu doonoon ay kàddu yu dëgg ay kàddu yu wóor te wér ay kàddu yoo xam ne ku ko dégg rek macha allah nga ciy teg mu doon suñu yaay doon itam suñu xarit doon suñu lépp donc bu waxee lii dañ naan dugguleet ndax tàmm na di wax lu baax tàmm na lu ni mel donc ba tey dañuy wéyal suñuy kàddu rek ci ki nga xam ne moo nekk nii sama gauche di sama tante sama yaay di sama rakku yaay vraiment bëggal ma boppam di sama lépp alors ñu koy nuyu rek di ko ziar di ko wax tante tey lan nga gisee appel bi ak lan nga yëg bi nga duggee biir Jàmmalaay ñu ngi lay nuyu. bismillaahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam waaw jaara laaj nga nag laaj bu am solo ndax yàlla dafa def ñu namoon lii ñu gëj a gis appel at yu bari jaar fi amuñu temps appel ndax mbas mi
suñu borom def ñu egsi ba yàlla jeexal ko wàññeeku laay wax ndax jeexagul mu fi on vit avec waaye sunu appelu ren bii duma ni moo dàq ci appel yi waaye bokk na ci appel yi gën a neex ci appel bi appel bu ñu mës a appel rek appelu ren bi bokk na bi gën a neex ci appel yi neex na gan yi ñëw nañu comme ni ko sa yaay waxee ñëpp fi daje tarixa yëpp ndax Laayeen moom dafa ëmb tarixa yëpp ñun ñooy ñëpp ñu ngi ñaan ci yàlla nag yàlla bu mu nekk suñu mujj appel yàlla def ñu koy appel ay ati at ñu ngi ci ndokkeel ñëpp di si sant ñëpp du dëgg di ñaanal ni ko sa yaay waxe suñu xalifa bi aussi suñu borom bàyyi ko fi bañ koy weddi weri ñu ngi leen di gërëm yéen aussi di leen sant yàlla na liggéey bi teeri yàlla na suñu borom def ngeen gis seen chaîne bi fu rawe seen jot yàlla mën nag ci barke Baye Laye ak Seydi sama mag bi dafa wax lépp maa ngi leen di gërëm di leen sant. Ila
asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs et téléspectatrices yéen ñi ñuy seetaan fële ca Zone 7 TV yéen ñi nga xam ne da ngeen ñu topp si suba ba tey ànd ak ñun alors ba tey ñuy wéyal suñu programme spécial appel ñu nekk fii nag ci Yoff village wetu Diamalaye alors tey ñëwoon jël si ay impression wu sang bu tedd sang Pape Mbaye Thiaw Laye bi nga xam ne c'est le fils de Seydina Mame Alassane Laye xalif de Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam alors comme ni ngeen ko xamee ba tey ñu ngi wéyal ak suñu programme appel 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam donc dañ koy nuyu rek moom sang bu tedd bi di ko bàyyi mu dem wéyal ak yéen jox leen seen wàccuwaay te nuyu ak yéen sang bi ñu ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi mina seytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bi nu ubbee ko si turu yàlla subhanahu wa taala noo ngi muusu si seytaane di ñaan yàlla bu baax yàlla nu ko yàlla tënkal di julli si sunu yaakaar tey ak ëllëg di Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam di ziyaar xalifatul muslimin Seydina Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Limaamu ak njabootu Seydina Limaamu Laay gi yëpp ak mbooleem julliti yàlla yëpp noo ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp. jaajëf donc ñu wéyal rek ak suñuy programme donc sang bi ñu lay laaj tey lan moo waral wooteb Seydina Limaamu bi. waaw alhamdulilah rabbi alamin loolu bu nu ko laajee dañ si sawar a tontu parce que Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam yàlla moo ko yónni ndax li waral woote bi dañuy njëkk a dugg si alxuraan parce que léeg-léeg ndir dina wax loo xamante ni te amoo argument dafay xaw a métti te ku dem si sootu juma yàlla dafa wax foofu ne li kulli ummatin rasul mu ne xeet wu nekk rek dinaa fa wàcce ab yonent man nag dama ko daan faral di wax naan damay poser benn question bu fekkoon ne Baay Laay alayhi salaatu wasalaam du rasululaay kon ñun xeet bu ñuul bi yàlla wax si alxuraan ne xeet wu ne dinaa fa wàcce ab yonent kon bu boobaa ñun der bu ñuul kan mooy sunu yonent te Seydina Limaamu nag li waral woote bi yàlla moo ko bindoon def ko mu nekkoon Muhammadu Rasulullaay démb sa màkk ba mu fa nekkee Abdoulaye jur ka ak Amina mu woote bi nga xamante ni dafa waxoon ne aaji boo daaye laay yaa matara insi wal jinni inni rasulullahi ba mu nekkee foofu mu woo nit ak jinne nit ñi wuy si ka mu dund fa 63 ans yoo xamante ni wax sa dëgg ne yàlla fa la yàlla yemal ak dundaam waaye yàlla daf ko waxoon ne ko bisa ngi ñëw dinaa la delloo si beneen jamono ndax boo demee si téere yëpp ñëpp jàng nañu ne Mahdiw dina feeñaat si beneen jamono ñun nag dañuy wax àdduna gi ni seetaan bu fekkee ne dañ ne Baay Laay mooy Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam àdduna weddi ka nanu xool woote bi 1883 ba tey jii du benn at te du ñaari at wax sa dëgg ne yàlla Seydina Limaamu moomu ba mag ñi laajee que ne que Limaamu ndax yow yaay Mouhamed démb yaa ñëwaat fii doonaat Mouhamad ndax ñaari jëmm la dafa leen wax ne du ñaari jëmm benn jëmm la ka feeñoon sama ka weex mu ne moo delluwaat fii feeñaat fi di ñuul ndax yàlla moo waxoon ne am na yonente boo xamante ni dina ñëwaat si jamono wax sa dëgg ne yàlla ba mu ñëwaatee ku xool Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mii war ngaa xam ne Baay Laay mooy Muhammadu Rasulullaay yàlla nag ba mu ko yónnee li waral woote bi dafa woo jaam ñi ndax mbir boo si duggee yàlla dafa lay jox mission muy si wàlli wi muy si xutb yi muy si yonente yi waaye Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi yàlla bindee prophète yëpp muy 124000 prophètes yàlla daf leen tànn si seen biir jël benn ne dafay génnaat yeneen i prophète mu génn sa 313 noonu la ko jàppoo ba si juróomi waaye fu yàlla ne alas bi rabbikum rek moom Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mu naam balee moo jiitu parce que dëgg na yàlla mu doon koo xamante ni ñun ak yonentaam dootul lu ko weranteeti waaye daal jàppal ne woote bi mission la bu ko yàlla jox mu woote jotal jaam ñi. d'accord kon ñoo ko déggandoo mu dig ay kàddu yu dëgg ñuy wéyal rek ba tey ak suñu sang bu tedd bi ñu lay laaj sang bi Baay Laay alayhi salaatu wasalaam kañ la woote woon exactement fii ci Yoff. waaw moo ngi woote woon 1883 la Baay Laay woote alayhi salaatu wasalaam fekk lu jiitu loolu waaye Yoff demoon nañ seeti benn góor yàlla bu ñu daan wax Ahmadou Kane jamono boobu si nit ku ñuul ku yàlla bind
nga doon nit ku ñuul Ahmadou Kane moo la sutoon si xam-xam ba waa Yoff jugee dem seeti ko ni ñëw ne Ahmadou Kane dañu bëgg a xam ndax yonente bi dina feeñ wala ndax dañu ko jàng Ahmadou Kane dafa leen waxoon ne leen yéen waa Yoff yéen waa tànk ñi ñëw jàppaleen ne Muhammadu Rasulullaah bi war a feeñ ki koy jur mu ngi si yéen parce que dëgg ne yàlla keroog bi ñu njibisee Ahmadou Kane ne leen képp ku si am doom bu góor na nga ko tuddee Limaamul Mahdi fukki góor ak ñaar leen woon ñoom ñëpp kenn ku nekk ba nga amee doom bu góor boo ko tuddee Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam dafay génn àdduna ñaari nit noo fa dese ay seeni doom kenn ki wax nañu ne dem na ba doomam am juróom-ñaari at ñii ne fukki at yàlla door kaa def mu génn àdduna waaye maam Alassane Thiaw si dogalab sunu borom la moo jur Seydina Limaamu doom bu góor la mu tuddee ko Seydina Limaamu gune googu daal di màgg ni xam ne kon ka mu doon wax feeñ na waaye fa may tënkee wax ji mooy bi Baye Laay wootee dañu demaat seetiwaat Ahmadou Kane ne leen képp ku yàlla bind si der bu ñuul maa la ëpp xam-xam kon bu yàlla di def ab yonente moom moo waxoon ne yonent bi dina juddu si yéen mu ne bu yàlla defaat ab yonente man la koy def waaye dañ ne Mahdi du jàng te du bind te jamono boobu ku xool Ahmadou Kane xam nga ne jàng na bind na bi mu demee nag ba mission bi jot Baye Laay am 40 ans bi mu amee 40 ans yàlla dogal li muy dogal si moom ñetti fan avant woote bi woy juróom bu jigéen génn àdduna muy soxna Maam Coumba Ndoye yàlla na yàlla dolli yërmande ak leer si moom ba Maam Coumba Ndoye génne àdduna ñetti fan mission bi dugg Seydina Limaamu alayhi salaam Baye Laay mbokk yi naan Limaamu dafa dof ñii naan Limaamu dafa feebar ñu si ëpp dañu wax ne Baye Laay dafa dëj bi moo ko jàpp fekk na dëj bi jàpp ko dañ doon wax ne xëy na li yaayam génn àdduna la ni dem si tafsir Ibrahima Menga ni seeti ko waa Yoff bi ni ko seetee mu wax leen ne leen boo leen bëggee xam li nekk si moom da ngeen di ut kaamilu alxuraan bu mat sëkk boo leen ko utee ngeen bàyyi ba muy tëdd ngeen tekk si dënn bi incha allah ko boo leen xëyee di ngeen xam mbir moom lu mu demee. mercredi la Maam Coumba Ndoye génn àdduna jeudi vendredi samedi ñu def loolu dimanche si guddi ba dimanche ba nu xëyee Baye Laay yeewu laaj ñetti mbalaan yu weexam ya daal di xëy rek yuuxu alhamdulilahi lazi lam yazal boobu noonu ba Yoff gi yëpp génn waaye li si gën a neex mooy Baye Laay bi muy woote bisub dimanche googu kenn demul géej kenn demul tool kenn liggéeyul ñëpp si dëkk bi la leen fekk waaye ba mu yuuxoo baat bi ne ajiboo daay laay jàng nen nu wax ne fii yàlla tàmbalee Yoff ba penk ba fa mu yem ñëpp dégg neen baatu Seydina Limaamu alayhi salaam sawu bi noonu ndijoor ba noonu caami ba noonu ndax yonente la boo xamante ni la nekk si moom yàlla moo ko defal si moom waaye nanu jàppe ne Baye Laay moo ngi woote 1883 la woote mu tombeeg bisab dimanche. d'accord kon ñoo ko déggandoo moo ko téléspectateurs yi alors ñuy wéyal rek ak suñu sang bu tedd bi ba tey di la laaj rek sang bi kan mooy Seydina Limaamu alayhi salaam. loolu boo nu ko laajee dañ si sawar a wax ndax Seydina Limaamu alayhi salaam mooy kan dañuy wax ne mooy xayaaru alamin mooy ki nga xamante ni lu yàlla bind lu ne rek moo la gën parce que dëgg na yàlla ñun ku nu laaj Baye Laay dafay sedd suñu xol ba bu nu koy wax dañu koy dosé si ni ko gars yi di waxee tey ndax Baye Laay boo ko bëggee xam da nga koy taxamtiku maanaam li tax ma ne da nga koy taxamtiku lépp looy naan bu safee suukar boo ko taloo doo xam nu mu mel lépp looy naan bu safee xorom boo ko taloo doo xam nu mu mel waaye boo ko taxamtikoo di nga xam nu mu mel waaye Baye Laay alayhi salaatu wasalaam pour nga ne ma mooy ma wax la mooy kan foo nga taxami Seydina Limaamu noo koy taxami mooy maanaam nga xam li Baye Laay def kooku yonente la boo xamante ni lu yàlla bindal nee naa la moo gën ndax yàlla ba mu bindee asamaan ak suuf bind àjjana ak safara lépp jàppal ne Seydina Limaamu moo tax waaye damay faral di wax ne Baye Laay bu ñuy xool digganteem ak boromam pour nga xam kan mooy Seydina Limaamu dafay mel ni am match bu nit ñi football arbitre bi arbitre mooy yàlla benn zone rek lay faral muy Seydina Limaamu lu Baye Laay def noonu la bu dóoree bal mu tuus sax danaan bii la parce que kooku mooy Seydina Limaamu ndax nee naa la mooy xayaaru alamin mooy ki nga xamante ni lu yàlla bind rek moo tax ki nga xamante ni yàlla moom moo dog yàlla si moom la dogalee lépp ndax ginnaaw bi yàlla bindee asamaan ak suuf Seydina Limaamu la si njëkk a bind ndax Jibril daf ko mos a laaj nekk waaw Limaamu man ak yow kan moo gis si àdduna Jibril Baye Laay dalee ko question bi Jibril nekk maa la gis si àdduna Baye Laay nekk déedéet bi ngay ñëw si àdduna loo fekk mu nekk benn biddéew laa fekk si asamaan Baye Laay alayhi salaam nekk xanaa xamoo ne biddéew boobu man mii la woon kon kooku
wax sa dëgg neex yàlla ki ma lay wax nii mooy ki yàlla bind mu gën lu yàlla bind moo gën ñëpp wax sa dëgg neex yàlla mu nekk yonente boo xam ne nit maanaam dimension Seydina Limaamu ñun mënuñu ko natt parce que Baye Laye dafa neex su ñun ba neex goo xamante ni ñun mënunoo wax lépp parce que bu ñu doon wax Baye Laye mooy kan fii ba àddunay tukki du jeex waaye daal jàppal ne ki yàlla lépp lu yàlla bind rek Seydina Limaamu moo la gën kooku mooy Baye Laye alayhi salaatu wasalaam. kon ñoo ko déggandoo mu doon kàddu yu dëgg kàddu yu weex te wóor ba tey rek ñuy wéyal ak sang bi di la laaj tey di appel boo xam ne dañ ko dund sans Chérif Ablaye moo doon lu metti ñu lay laaj nan nga ko gisee ak bi nga duggee biir jàmmalaay yëg ne Chérif Abdoulaye nekkatu fi lan nga yëg. waaw loolu wax sa dëgg ne yàlla ñun ñëpp tey laay ñëpp dafa am loo xamante ni dafa nekk si mandarga si que Seydina Limaamu ndax dañu am ay kilifa yoo xamante ni dañu rëy si ñun lool ginnaaw seen maam ginnaaw baay ya ñoom sunu baay yooyu noonu gisuñu leen ëpp. wax sa dëgg ne yàlla seen Ablaye dafa nekkoon koo xamante ni kenn la woon si communauté Layène kenn la woon si l'islam bi ak demam nag li tax mu metti si appel bi mooy appel bii ñun ñëpp jàppoon nañ ne xalifa boobu dina fi nekk waaye nag dañuy dellu nag. sa la yàlla dogal ndax bu nu xoolee Baye Laye mi nga xamante ni mooy li ma la wax sànq mooy xayaaru alamin ku yàlla bind ku ne rek moo la gën segam moom moo fi jugee ba mu fi jugee la sama maam Seydi waxoon rek la ñuy delluwaat si seen Ablaye seen ay saaro walaay dafa ñëw wax ak mag ñi ne leen ku fi sama baay andi woon jàppal ne sama baay dem na waaye ku fi yàlla andi woon jàppal ne yàlla ngi fi du fi jug te keroog seen ay saaro walaay nettal nañ wax ne dafa delloo Seydina Limaamu li muy doon ab yonent yëpp daf ko delloo ne jaamab yàlla la waaye jàppaleen ne Serigne Ablaye ak demam gii yaakaar naa ne manqué na communauté Layène waaye nag noo ngi delluwaat ku xool si maamam ju tedd ja ku xool si baayam ba Rowalaay Issa ku xool si baayam ba Seydina Mandione ak ay baayam ku xool si magam ja Baye Seydi Thiaw Laye mi nga xamante ni tey bu ñuy célébrer appel moo tax ndax moo njëkk a célébrer appel te ku xool foofu rek doy na sëkk ndax ki célébrer appel tey nga dund si appel ba mu jóge fi nga xam ne kon métti na ku xool si xalifatul muslimin seen maam Alassane Laye noonu la woon waaye Serigne Ablaye daa jàppal ne métti na si xoli jullit yàlla yëpp noo ngi ñaan nag yàlla mi nga xamante ni mooy dogal lu ko neex noo ngi ñaan mu. allahumma amin kon ba tey ñuy wéyal ak suñu sang bu tedd bi sang Alassane ñu lay laaj rek. waaw liñ si am yëg-yëg si 2 ans yi nga xamante ni coronavirus bi dafa dugg mu doonoon loo xamante ni keroog. ñun noo ngi koy fàttaliku yàggul jour bi yàlla dogalee Covid bi dugg si dëkk bi ni waajal appel bi boobu fekkee ne boobu ñun vision 129 noo ngi si préparation yi métti ni dem nettoyé ji tey kër xalifa bi nga xamante ni ki fi nekk di tey boobu nekkagul xalifa ba ñuy jógee foofu lan ni annoncé ne dagg neen baase waaye keroog xoli jullit yàlla yëpp a naqari beneen année bi si toppa sa dëgg na yàlla amul waaye def nañ ko si organisation boo xamante ni képp ku ñëwoon Yoff keroog sa xol sedd na waaye bii nag moo waral nga gis tey mbooloo mi fi ñëw yëpp mu leer na ne gars yi dañu manqué woon maanaam lii daf leen manqué woon. parce que ñun Layène dafa am lu ñu xam mooy dañu juddu nii wax appel nii màgg di gis appel di màgg di gis appel ba at yi yàgg yokku nga xëyee rek ni na la appel bi du am. nga xëyaat beneen année ne la appel bi du am wax sa dëgg ne yàlla mu métti woon sunuy xol waaye nag dañuy dellu nag sa la yàlla wax yàlla moo yor ay dogalam te Covid 19 bi jaamab yàlla la moo tax yàlla wàccee ka fi na ku xool peste bi si jamono Seydina Limaamu ak jamono Seydina Issa Rouhou Laye yaakaar naa ne dara du la jaaxal waaye jàppal ne 2 ans yi nga xam ne toog nañu ko appel nu métti woon na lool manqué woon nañu waaye appel ab ren bii képp ku xool Layène ni képp ku xool Layène ni seen xar kanam xam nga ne namoon nañu appel waaye daal ñoo ngi sant yàlla mi nga xamante ni may nañu ni fekke ba tey ni fekkee appel boobu noonu ñoo ngi koy sante suñu borom bu baax a baax a baax. macha allah appel bi manqué woon na ñëpp donc ñu wéyal ba tey ak suñu sang bi sang Alassane pour tëj rek ñu lay laaj lan ngay yebee jaamu yàlla yi fi ñëw tey ak tamit lan mooy sa mot de la fin. waaw li may yebee jaam yàlla yi fi ñëw tey mooy la suñuy maam ak suñuy baay waxoon sang bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam di Baye Laye mi nga xamante ni mooy xayaaru alamin dafa waxoon ne inna axla janna yataxaabuuna naka ñooñu waa àjjana mu ne dañuy bëggante
te xam nga ñooñu la bàyyi laay waxoon ñooñu àjjana mooy kuréeram bi ko gëm ndax mag ñi libaas nag way naka kuréel bu yiw bi faw xa ngeen ku dul yoneen bi ñee na leen wax sa dëggante yàlla wax jooju dafa doy sëkk si ñi fi ñëw si appel bi nanu xam ne li ma leen di wax mooy que appel a bàyyi laay bii nanu jaral lu ne kuy ñëwati appel na nga xam ne bisul jaamu yàlla la na nga xam ne bis la boo xamante ni dañ siy fàttaliku ki yàlla bindan mu gënoon ñëpp ba gën ñëpp jamono ji ak jamono jay ñëw kooku la ni feeteel li nga xamante ni mooy bisa wooteem ba ko yàlla santoon wax sa dëgg ne yàlla mu doon loo xamante ni moom laa yebe nit ñi mooy nanuy waajal suñu bopp chaque jour waaye ni doon nag ay dëgg-dëgg laayeen parce que Seydina Limaamu alayhi salaam dafa wax ne roy leen ma si samay wax ak si samay jëf bis boo leen matalee rek ma teg leen si yoonu siraatal mustaqiim waaye mu wax ju am importance mu ne lépp lu ma leen digal si jaamu yàlla lu jëm si wàllu làmmiñ di ko tudd wala aw yaram di ko jëf mu ne incha allahu amaama ko maa ngi seen kanam doo leen ma dab mukk kon nag gaañ ba maadi yu laay wootee gaa yi jiitu woon danoo rawe ba tey noo ngi daw may daagu ndax man dinaa dabe laayeen bu nekk na nga jël wax jooju loolu rek laay yebe mag laayeen yëpp muy way wow du ma si tegaat dara ba maadi yu laay wootee gaa yi jiitu woon danoo rawe ba tey noo ngi daw mbay daagu ndax man dinaa dabe rafet ngëm si bàyyi laay mooy kii jéem a royu jikkoom waxeew yiw jëfeew yiw maandu léegi gën si taalibeem yal na fi yàlla bàyyi sunu xalifa mu yàgg fi lool ak njabootu bàyyi laay gi yëpp wa ilaa daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin macha allah kon mu doonoon suñu mbokk suñu xarit suñu sang Pape Mbaye Thiaw Laye ñu àndoon ak moom ci tey ji ngoonu appel bi waxtaan ak moom waxtaan bu am solo mbokk yi ñoo ko déggandoo defe naa ne ku dégg li mu wax di nga ci jëlee jàngat bu am solo kon nag fii la ñuy jaar tëj suñu émission bi tey di leen wax rek dig daje ci beneen jotaay ak yeneen i événement seen mbokk seen xarit Diarra Laye Sow merci beaucoup. mbokku téléspectateur Zone 7 TV di ñëwaat di sant yàlla bu baax a baax a baax ginnaaw tey appel bi nga xam ne fii lañ ñëwoon fii ci Yoff ak Cambérène tey nag mu yem ak 142e édition bi nga xam ne Mame Baye Laye mu ngi woote woon appel fii ci Yoff tey nag l'équipe de la Zone 7 TV andi woon fi benn équipe bu dynamique. waaw équipe bu xarañ ñu jàpp naa ne képp ki téléspectateur Zone 7 TV lépp loo xam ne ñëwoo fii ci Yoff wala fii ci Cambérène nga dund ko boo toogee sa kër rek jàpp naa ne yéen a ngi dund événement yi comme si que yéen a ngi woon fii ci Yoff def nañ ay micro trottoir def nañ ay reportage def nañ ay li nga xam ne moom mooy ay ITV ak ki nga xam ne moom moo nekk ci li nga xam ne moom mooy vision 129 mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk li nga xam ne moom mooy protocole bi ak lépp luy wàllum organisation fii ci Yoff donc di ci santaat bu baax di ci sant équipe technique bi nga xam ne ñoom la Zone 7 TV déployé woon ñu ñëw fii ci Yoff ku ci mel ni Boubacar moom moo nekk à la tête moom moo doon gérer tout ce qui est technique ak ku ci mel ni Soxna Binta mi nekkoon ci caméra bi ak ku ci mel ni Amadou Diop ak ku ci mel ni sama jëmm ji donc di jéem a def de telle sorte que ni ñu rendre nga xam ne ñëpp ay fidèles laayeen lañ ak bépp umma islamique bi nga xam ne ñu ngi fi que ça soit muy murid bi xaadir bi laayeen bi ak ñi nga xam ne ñoo ñooy tijaani et cetera donc jàpp naa ne tey daal ñëpp kontaan nañ ñëpp dund nañ ambiance bi ñëpp dund nañ li nga xam ne moom moo fi am li nga xam ne moom moo am fii ci Yoff ginnaaw ñaari at yi nga xam ne toog nañ ko li nga xam ne moom mooy appel bi amul woon vu que ak état d'urgence couvre-feu bi ak li nga xam ne moom mooy coronavirus bi frappé woon suñu dëkk bi ñuy ñaan yàlla suñu borom defal ñu ci ay tawféex yu kawe suñu jot ñuy ñaan yàlla tamit li nga xam ne moom la ñuy dégg ci bitim réew muy li nga xam ne moom mooy guerre bu fa am entre la Russie ak li nga xam ne moom mooy Ukraine ñu ñaan yàlla ci barkeb Baye Laye Seydi bi nga xam ne tey moom moo waral lii nii yëpp suñ borom fànq ko andi jàmm ci àdduna andi jàmm ci Sénégal di ñaanal suñ kilifa yi
di ñaanal suñu kilifa yi ku ci mel ni le PDG de la zone 7 TV monsieur Matar Seck di ñaanal bu baax a baax a baax a baax di beral ngërëm ki nga xam ne moom mooy le DG muy Père Gora qui mélange aucun effort bi nga xam ne depuis ñu ngi préparé li nga xam ne moom mooy appel bi pour jéem a wan li nga xam ne ñoom ñooy les fidèles téléspectateurs de la zone 7 TV ay images yu mucc ayib ñu mel ni comme si que ñu ngi woon fii ci Yoff di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne yàlla na jàmm sax Sénégal yàlla na sax jàmm sax ci àdduna bi saawaan baawaan fépp di wax ne restez connectés sur les antennes de la zone 7 TV les événements yi nga xam ne ñoo ngi ñëw ci kanam dinañ leen ko couvriral ba nga xam ne lépp loo leen ci bëgg di ngeen ko am donc ku bëgg tamit am ay cérémonie ak yu demee noonu soo contacter li nga xam ne moom mooy service client wu zone 7 TV dinañ déplacer wu déployer benn équipe jeune bu dynamique surtout ñu ñëw couvriral la sa cérémonie de façon bi nga ko bëggee donc di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne yàlla na jàmm yàgg ci Sénégal yàlla na jàmm yàgg ci àdduna bi jërë ngeen jëf. Subhanallah walhamdulillah la ilaha